Internautes de Kaolack 221 ñu am mbégte ak contentement comme ni ñu koy defee saa su ne rek dalal leen jàmm seen émission doxantu tey nag doxantu dafa daal di doxantu déplacé wu ñëw seet si ki nga xamante ne mooy Pathé Gueye Pathé Gueye mi nga xamante ne kenn dootu ko présenté ci Kaolack Ndangaan tey doxantu moom la seet si waaye balaa ñuy déglu si biir waxtaan bi dañ koy daal di bàyyi mu nuyu mbokk internet de Kaolack 221 ñu dalal ko salaamaaleykum Pathé nuyu nañu la. maaleykum salaam soxna Khadija maa ngi leen di fay di nuyu ñëpp ku ne sa tur ak sa sant di am contentement bu baax ci seet si nga ñu seet si di leen dalal di leen wax bienvenue chez nous di leen kontaane daal lu bari vraiment. macha allah voilà mu ngi noonu gannaaw bu mu nuyoo ba pare ñu présenté waat ko rek ndaxte moom mooy président mouvement 100% Kaolack voilà mais Pathé ñu gis ko ci social gis ko muy jàppale pépinière yi di jàppale waa SOS ak yeneen yoo xamante ne mu ngi koy def ci lu baax ci Kaolack Ndangaan waaye nag ñu bëggoon rek laaj ko ndax gis nañ ko temps yi mu nekk ci langum politique bi ana lan moo ko gën a motiver pousser ko ba mu bëgg politique. waa soxna Khadija boo ma laajee ci loolu dinañ am contentement pour tontu la ci. dañu ay jeunes di ay ndaw nekkoon bitim réew ñëw Sénégal nekk gis suñu dëkk bi di Kaolack suñu région bi ñu ne pourquoi pas war ñoo mën a dugg ci langue politique bi xool nuñ ci participer xool nuñ ci boole suñu bopp pas pour suñuy intérêt bopp pour suñu intérêt gox ak suñu intérêt région bi nga xam ne moo di Kaolack loolu moo waral ñu am motivation pour dugg ci pour boole suñu bopp kañ ci Sénégal lañu bokk ci Kaolack lañu bokk doon ndaw rek tere wute am jom ba lu nit ñu bokk nga war caa mën a bokk lii moo ñu motiver pour ñu dugg ci. macha allah kon dégg ngeen ko li nga xamante ne moo ko motiver pour mu dugg ci langum politique bi waaye ba tey dañoo gis ne élection yi li ci des daanaka 1 mois rek la ñu gis ko Pathé mu ngi toog jàpp njàmburam à Dakar ana Pathé nan lay waajee wàcc biir Kaolack Ndangaan ngir politique bi. waa tooguñu sax Dakar jàpp suñu njàmbur ndax semaine bi yëpp maa ngi woon Kaolack. démb laa ñëw Dakar am yi fiy lijjanti parce que ñu ngi ci préparation yi Noël yi. pour xale yi nga xam ne ñoo nekk suñu gannaaw yaakaar ñu pour ñi nga xam ne nii seen loxo jotu seen gannaaw ñu fexee nuñ leen satisfaire ba ñu kontaan parce que ku ñu xam-xam ni ci social xam ñu si dimbali waate ñi nga xam ne ñun ñoo leen si seen loxo jotu seen gannaaw te ñun ñoo leen ëpp doole loolu moo waral moment bi ñu ñëw Dakar pour préparer am surprise yi bettee ñi nga xam ne ñi ñoo nekk suñu gannaaw ak xale yi nga xam ne nii seen yaay ñoo nekk di ñu sonnal guddi di ñu sonnal bëccëg te seen loxo jotu seen gannaaw loolu moo ñu ne Dakar waaye du dañoo ñëw rek toog pour caser wu wala toog nekk suñuy yittey bopp. voilà. macha allah kon leer na naa ñe Pathé toogu jàpp njàmburam dafa am ay projet yoo xamante ne mu ngi koy amal ngir décembre bi nga xamante ne ci li ñu jëm ngir jàppale ñi nga xamante ne ay xale lañ seen parents yi amuñu noonu doole mu bëgg leen a boolewaat ci li nga xamante ne mooy xale yi macha allah jox leen ay cadeau jàppale leen bu baax a baax mais Pathé sa mouvement bi. Kaolack 100% Kaolack nga nekk APR ci APR nga bokk APR la ñu gis ne président teg bu mu teg Mamadou Ndiaye Rahma ci bopp li nga xamante ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar à Kaolack am na ñu mu neexul pourquoi président porté wu ci choix boobu di Mamadou Ndiaye Rahma. waaw loolu nag dinaa la ci leeral tuuti ci li nga xam ne mooy li ma xam. ndax dama bëgg lépp lu may wax rek mu doon li ma xam ak li ma wóor. waaw parce que ñun amuñu lu dul suñu président de la république muy président Macky Sall. moom ku ñu tànnal ñun kooku la ñu bëgg te dafa choisir Modou Ndiaye Rahma pour ci élection locale yi. pour mu représenter ko Kaolack kon ñun amuñu lenn lu dul topp ci gannaawam jàppale ko ba la mu bëgg Kaolack mu am ko. loolu donc lañ fas yéenee def te it ñu ngi ci. xaaruñu ci Massamba xaaruñu ci Mademba. ku nekk nag am nga sa droit def sa gis-gis faral ku la neex ku nekk am nga droit xool ku la neex nga ànd ak moom mais ñun ñu nekk APR doon ay responsable politique doon ay ndaw ñun fee ci Kaolack fas yéene nañ fa ànd ak Modou Ndiaye Rahma dooleel ko ànd ak moom ba incha allah rabbi le 22 janvier yàlla may ko ndam lu seddu guy te leer naññi te loolu mooy suñu mbëbët te loolu lañ fas yéene ànd ak moom bu soobee yàlla. ma dégg ne Benno Bokk Yaakaar jubóowuñ seen biir. waaw loolu moom mën na am na ci ñoom am ndax kenn ku nekk li ma la wax rek ak ni ngay gisee. d'accord nit mën na bañ a d'accord ci choix bi ñu choix Mamadou Ndiaye Rahma waaye nag
président yaakaar naa ni Sénégal gi ñu ne waxam yombut a teggi xanaa yàlla suñu borom moo ko mën a teggi waaye yaakaar naa ni bu waxee ba pare dañ ci ànd ak moom ndax ñun moom lañu bëgg moom moo ñu tax a jóg kon moom bu ñu jàppaloon xaar sax nañu jàpp leen ko dañ ko war a jàpp asuma ba ñu jàpp leen nit ku social nit ku baax nit ku bëgg dara nit koo xam ne nii goxoom rek a ko ñor mi Kaolack mi Modou Ndiaye Rahma kon amuñu lenn lu dul taxaw jàppale ko amuñu lenn lu dul taxaw jàppale ko te nag li may wax mooy di wax président de la république képp ki nga xam ne di ko lancer message bi moom président di ko wax ni ko képp ki nga xam ne dafa nekk APR nga wax ak ñoom ñu pare wàcc ci terrain bi jàppale kii di Modou Ndiaye Rahma ndax ce choix la waaw jàppale ko Kaolack pour mu jël élection maire yi ndax daf ko war a jël tey nit ku baax la tey Kaolack jox nañ ko bopp respecté nañ ko fonk nañ ko nit ku social la du dara lu njëkkati jox ma du lenn lu ma jox mais dama toog ak moom déglu ko xam kii fu mu bëgg a jëmee Kaolack xam ne du ko tax a jug ci Kaolack ma xam ne kii buñ ko joxee Kaolack duñ ko rëccu loolu moo waral ñu ngi ci gannaawam tey ñu ngi ci gannaawam suba ba incha allah yàlla duñu may ndam le 22 janvier 2022. d'accord kon yaakaar naa ne kon loolu du kaa Benno Bokk Yaakaar jubóo nañ wala jubóo wuñ kon loolu du kaa mais nag da ngeen a am macha allah adversaire bu mag Kaolack mu nekk ñi nga xamante ni waa ànd liggéey ànd nawle bu Serigne boobu nekk foofu Kaolack dégg naa moo tere ne la waa Benno Bokk Yaakaar Kaolack. pour te dire nag bi ma toogee ak sama président Modou Ndiaye Rahma gëw ma ni ne Kaolack am na ko tere ne la non ndax moom courage bi mu am ak lu mu ji waa Kaolack moom xam naa ni man heure bu tëddee mu ngi nelaw ba yandoor ndax it ba def jotee dafa def ba dimbali jotee dafa dimbali ba yërmande jotee dafa def yërmande ci jaam ñi kon kooku bi muy def toogut di xaar kenn toogut bu élection jot rek mu ñëw ne day wàcc ci terrain bi toogut bu élection jot rek mu xam ne soxla na waa Kaolack ñëw di fa def 1 semaine 2 semaines déedéet moom Kaolack la defee léppam te Kaolack mooy léppam te Kaolack rek a ko ñor kon yaakaar naa ne amul moom kenn ku koy teree nelaw te xam naa ni incha allahu rabbi yàggatu dara Kaolack gi jox nañ ko bopp te jox nañ ko nopp te xam naa ni incha allahu rabbi lam bëgg ci Kaolack dina ko am te it lam digga waa Kaolack dina ko def incha allah la mu bëgg ci Kaolack dina ko am ak li mu dig waa Kaolack dina ko def Modou Ndiaye Rahma tamit lan la def Kaolack ba Kaolack waaye war ko war a mën a voter aussi. waa loolu dëgg la kenn mënu taxaw ne def na deful mais man li ma xam te gis ko teg ci sama bët mooy ko am yërmande la ku mën a dimbale jaam ñi la dawul taayut mu ngi toog la fois passée dama dem bureau bi ma demee bureau sama yaram dafa daw pourquoi sama yaram daw dama fa gis ay handicapé dama fa gis ay boroomi kër ku ne taxaw te loolu dafa neex c'est une belle image tey jii nii boo ñëwee mu leer na ne kii nii moom lañ bëgg a jox suñu maire bi xam nga ni boo ko soxlaa boo demee maire fekkoo ko fa boo demee këram fekk ko fa taxanaa doon ne ma nag dañuy jox koo xam ne ni bu ñu soxlaa dañuy taal suñu oto ñëw Dakar di la wër si bu ñuy jox nañ ko jox ko am jotu Kaolack ki nga xam ne ni moo fas yéenee toog ndax Kaolack te xam naa ni pare na pour toog ndax Kaolack d'accord ndax ba dara xewut mu ngi fi toog kon nag alors lan lañ bëgg koo xam ne tojut buntu biroom dawul taxaw tey daw ci tali bi sax nit arrêté ko mu taxaw ngir bëgg a xam si seen soxla ba faj ko bañ ko dalee def du léegi kon kooku jar a bàyyi xel la macha allah dégg ngeen li nga xamante ne Pathé leeral na ko ci langue politique gi nam fas yéene ñëwee ak digganteem ak Mamadou Ndiaye Rahma ak Mamadou Ndiaye Rahma nan la ko Kaolack waaye war a mën a jàppee damay génn tuuti ci kii bi rek politique bi ma laaj la gis nañ ne coow li bari na loolu ak Kaolack am Pathé indil Papi Gaye sa digganteeg Papi lan moo ci nekk. sama digganteeg Papi dara nekku ci Papi c'est mon frère. jiituñu ci langue gi nekk ci bëgg Kaolack di def ay social am tout ça ñu nit ñu ñëw ànd ci ak moom waaye nag dañoo toog xool ne pourquoi pas dañoo mën a créer suñu mouvement bu tudd 100% Kaolack jëmmal ko doxal ko loolu moo tax ñu dugg ci langue politique gi mais ñun amul leen lu ñu politique mën a service te amuluñ ko suñu bopp ay ndaw lañ te macha allah liggéeyal lañ suñu bopp ba liggéey jotee ñu ngi suñu bopp ñu ngi lijjanti suñu bopp ñu ngi sant yàlla mais dañoo gis ñoo xam ne ñu ngi suñu gannaaw seen loxo jotut seen gannaaw ñu ne nañ leen taxaw xeexal leen rayanteel leen joxe suñu lépp ndax ñoom pour ñoom fañ war a jote ñu jote parce que Kaolack dafa métti
benn jeune politique rek war a fa mën a nekk jeunes yu bari nañ dañ ne ñëpp wàcc ci terrain bi kenn ku nekk fa nga dëkk boo jàppee gis naa ne dina avancer te ñun li ñu tax a jóg mooy jàpp fi ñu dëkk pour fas yéene avancer la ñu nekk suñu gannaaw ndeysaan la fois passée dama toog di waxtaan ak samay xarit ñoo xam ne samay ami dafa ñi am nañ bac ñi am nañ master tout ça kenn amu ci loo liggéey dañuy xëy di toog suba ba ngoon di waxtaan mais pourquoi loolu parce que lan amuñu branlo amuñu ku leen jàppale pour ñu def ay formation te mu war a jeex nag ci Sénégal. te man loolu mooy sama mbëbët bu ma sañoon képp ku jàng ba am bac di nga am ci loo jàpp lu dëggal képp ki nga xam ne nii yaa ngi ci loo xam ne nii négatif la ñu fexe ba mu nekk lu baax loolu mooy li ñu tax a jóg loolu moo tax ñu créé suñu mouvement def ko social di ci jàppale nit ñi di ci def lu baax di ci wax lu baax ni politique waale. wax ñu ci politique parce que moo politique mënoo ko génn ci Sénégal parce que politique du lu bon politique du lu bon politique du loo xam ne nii la dañ ciy dugg ngir def lu bon wala dajale xale yi di leen wax loolu bon di leen saaga la non non politique dafa war a noble dafa war a civilisé personne bi koy def di wax dëgg di dig nit ñi lu mën bañ a wax kenn loo xam ne ni mënoo ko parce que man toujours sama discours mooy lan du ma ànd ak kenn intérêt may bëgg bu ñu ànd te yàlla tax ndax yoruma ay milliards yu ma jox kenn mais lu ñu yor mi as tuut mën nañ ko bokk ak ñoom ba yàlla di li gën ci ñoom loolu moo tax ñu dugg ci mais pas cadre boo xam ne dañ ci dugg ngir suñu intérêt bopp ndax bu dee sant nooy sant mais daal li ñu tax a jóg mooy dañ koy wax mooy suñu mouvement bi tudd 100% Kaolack jàppale zone Kaolack gi jàppale xale yi jàppale mag ñi ànd ak ñoom ci dëgg woo leen ci dëgg ñu ngi ci derrière Modou Ndiaye Rahma fas yéene koo jàppale fas yéene ànd ak moom ci élection locale yi ñu jëm dooleel ko ba ndam li mu bëgg ci Kaolack mu am ko incha allah rabbi te xam naa ne dina ko am incha allah ndax nit ku bëgg dara la nit ku baax la ndax ku jiital social te dara taxagul kooku yaakaar naa ne bu dara taxee dina def social tax ba muy social xalaatagu woon jël maire bi ba muy social xelam mu su nekk ci waxi maire yi kon kooku xam nga ni kon séntu wutoon ne sax dina doon candidat Macky Sall nag ay bëtam la yor di xool leer na ma avant mu koy jiital Kaolack laajte na ci terrain bi laajte na doomu Kaolack gi kan moo gën ci ñoom laajte na doomu Kaolack gi kan lañu bëgg laajte na doomu Kaolack gi kan moo am yërmande ci ñoom bu laajtee nag ñu ko xew mën ñaaxam kan la koy jox moom la koy jox te c'est normal mu jox ko c'est normal mu jox ko c'est normal mu jox ko looy conseil yow en tant que jeune looy conseiller jeunesse bi ñu jëm ci élection locale lan nga leen di yokk conseiller li may wax mooy mii ñu ànd ak man mii ñu ànd ak Serigne Mboup mii ñu ànd ak Modou Ndiaye Rahma keneen ak keneen bu leen kenn yóbbu di leen xeexloo baaxuloo la civiliser leen bu ngeen voté jotee ngeen dem voté ji kenn ku nekk voté ka nga bëgg a voté fair play ndax man de kenn du ma xeex la waaye nag li ma war a wax sensibiliser ko nit ñi dinaa ko wax ndax damaa bëgg politique bu njëkk ba politique bi nga xam ne dafa salte ba nit ñi ku tànn sax sa waajur ne ko damay politique mu ne la bu ci dugg ndax yéen da ngeen du ngeen wax dëgg du ngeen nàngam pourquoi pas loolu du fi jeex ñun jeunes yi ñoo ko fi war a jële te ki ma àndal di Modou Ndiaye Rahma kat toujours lu may wax paate mooy nit ñi dee leen dimbale de am yërmande ci ñoom dee leen wax dëgg nga xam ne kii te premier kàddoom deuxième kàddoom mooy del wax dëgg nga xam ne kii politique bu bon bu fi nekkoon nekkul ci boppam nekkul ne intérêt boppam a ko dugal ci politique non non dafa gis que ni Kaolack ku mel ni moom yomb fi loolu lañ ko wax te dee ndax xam naa ni moom amul benn loolu ngeen yaakaar mais loolu mooy li am parce que amul benn homme d'affaires bu investir bu yëkkati valeur 1 milliard ci ay social di ko def te Modou Ndiaye Rahma def na ko Kaolack buñ budgétiser li mu dimbale nit ñi li mu faj li mu taxaw mën na ay milliards kon kii def loolu bu doon intérêt boppam day téye xaalisam ndax amul lu mu ci gagné ndax yaakaar naa ne xaalis boo mayee doo ci defaat sa xel ndax dootoo ci jot kon li ma bëgg mooy te wér mooy dañ leen taxaw jàppale ko jox ko loxo te Kaolack soxla na loolu te xam naa ne buñ ko joxee duñ ko rëccu te man ndaw yu ma dégg yëpp bàyyi dañ ko xel am macha allah te it amul lu ñuy pëx te xam naa ne fi ñu dinañ fa teg suñu tànk te dinañ attaqué dinañ ko ñëw dinañ gagné incha allah macha allah dañuy attaqué dinañ ko koy te dinañ ko gagné loolu lañu wax te ñu daal di bàyyi rek nga daal di tàggatoo ndax ñu jël woon si ay waxtu jeex na waa di sant ñëpp di sant ñi nga xam ne ni ñoo doon seen doom Taba Ngoye gi ma juddoo ki ma màggee ku ma yaroo di gërëm ñëpp du ma lim jum ndax di woowaat ñëpp ci liggéey bi di leen wax ne seen doom seen xarit bu leen a tàllal loxo di
di leen woo ci mouvement 100% Kaolack bi pour ngeen ñëw ñu liggéey pour ngeen ñëw ñu defar Kaolack pour ngeen ñëw ñu defar suñu gox pour ngeen ñëw ñu jàppale jeunes yi nga xam ne ñi am jot ñu jàpp di sant aussi sama waajur bu góor ki nga xam ne nii lépp lu ñu mel tey moom la ndax nit ku baax la nit ku am yërmande la nit ku ñuy digal lu baax la nit ku bëgg Sëriñ Tuubaa di nit koo xam ne nii ci diina la ñu yar ci lislaam ndax lii mu dugg nii muy politique bi dina am ñu jaaxal ñu bari ndax may première personne ci doomam ko dugg ci politique mais dafa fekk na fi àddina toll la ak fi jamono toll ñun ñu judd fekkee suñu jamono tolloo lii loolu moo tax ñu dugg ci mais dugg ñu te ngir ñàkk kilifa la daal ndax lépp lu ñu dugg ñu ngi ci diisoo ak moom ñu ngi ci waxtaan ak moom mu ñu ciy digal dugg ñu ci ñàkk am ndigal li pour di leeral yi nga xam ne xamuñu ndax it àddina dafa doy waar tey politique du lu bon jamono ko laaj loolu moo tax di nuyu ñëpp di sant ñëpp di am contentement yow it Khadija Kaolack 221 yal na leen ci yàlla taxaw defal leen ci jàmm lu ngeen ci bëgg ngeen am ko mu doon ci site yu gën a mag ci site yi Sénégal di am contentement bu baax di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci beaucoup, ça a été un plaisir ñu am ki nga xamante ne mooy Pathé Gueye si seen émission doxantu ñu doxantu woon ñëw nag seet si ko déplacé wu Kaolack ñëw fekk ko fii Dakar ngir am ak moom émission bi la ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen remercier bu baax a baax ci ànd bi nga xamante ne ànd ngeen ko ak Kaolack 221 ak Sista Khadija ma leen di jox rendez-vous rek à très bientôt ci chaîne bi di leen fàtte samay internet bu leen fàtte abonné partager waaye tamit ngeen aimé ko merci beaucoup.